mbokk yi salaamaaleykum ñu ngi leen di sant bu baax di leen gërëm rafetlu ànd beeg ñun ci ITV ñeent fukki simili juróom moo tegu ci juróom benn waxtu bisimila leen ci xabaaru marax yi la ca gën a fës li pupp xeesalkat yi ci réew mi yokk ba jéggi dayoo ci téeméer boo jël juróom-ñaar fukki ak benn kon dañoo jëfandikoo xeesal goge loolee nag am ñaari xeetu took yoo xam ne dafa rax ci diw yi nga xam ne góor ñeeg jigéen ñu ngi koy daal di jëfandikoo te nag léeg-léeg jëfandikoo bu ëpp gi mën na lori bakkan dina ci dikk nu mu gën a yaatoo ci biir xabaaru marax yi le ginnaaw ba leen préfet bu Ndakaaru Alioune Badara Samb joxe bataaxal boo xam ne da leen dàq ca kër yu nu nekk ña fa dëkkoon ne nag noppi nañu kon ngir daal di fa génn waaye nag lu nu bëgg daal mooy daal leen jox nag ab diir laataa ñu faa jógee donte nag rafetlu nañu yokkute yi nga xam ne nemeeku nañu seen mbir waaye itam am na leen ci pokk yoo xam ne des na ko waxtaanee fii ak jëmmi jamono daan ci dikk itam nu mu gën a yaatoo basket ak final ville de Dakar ak Dakar Université Club di jongante ni ki tey play off la jëm ci soxna yi ci stadium Marius Ndiaye loolee nag ku jël raw gàddu gi yaa fa wuutu Saint-Louis basket club bi nga xam ne moo ko jëloon ni ki daaw kon mbokk yi loolee moo gën a fës ci xëtu xabaar yi nees ki bu jalandee ñu ci faram fàcce mbokk yi salaamaaleykum ñu ngi leen di sant bu baax di leen gërëm rafetlu ànd beeg ñun ci TV dal leen ak jàmm ci xabaaru marax yi des koy tàmbalee kon ñu ko junjee ci ndorteelu xabaar yi ak musée des civilisations noires tey doonoon jubluwaayu képp koo xam ne da ngay xeex li ñu dippee xeesal ci mim réew loolu nag danañ fa waxtaanee lépp loo xamante ne rek mooy xeetu xeesal yi ak ni ko askan wi jëfandikoo ñoom sax nee nañ kon danañu dëxëñ ab bataaxal boo xam ne danañ ci tënk lépp lu leen naqari ci wàllu woowee daal di ko jébbal kon kilifay réew mi ngir ñu def ko yitee dëgg ñu teewlu ci ki nga xam ne moom mooy Fatimata Ly mooy présidente AIDA di kuréel bi nga xam ne mooy association internationale information sur la dépigmentation artificielle ay kàddoom ci micro Omar Kane. C'est pas une bataille facile du tout nous sommes conscients que xeex bi yombul loolu moom xam nañ ko mémorandum bi pour tënk ko rek mooy dafa am juróom-ñaar fukk association féminine ak société civile ñoo fi daje woon fii ci musée des civilisations noires en samedi 12 octobre. Donc bi ñu réunir def nañu 4 commission buy saytu affaire société maanaam xeesal nu muy mel ci biir société bi beneen bi aspect médicaux yi beneen bi aspect économique mooy comme ak aspect juridique mooy yoon lan la wax ci produit xeesal donc loolu yëpp saytu nañ ko ci bu nekk nag def nañu état des lieux wax lii moo fi am ak lan la ñu proposé mémorandum bi nag projet la rek boo xamante ni 20 ñoo ko signé dem nañu yaakaar ba suñu amee ay téeméer nit yu ko signé ba approprié wu ko xëy na dina dem ci kanam mais du loo xamante ni ci benn fan la ci ñaari fan la c'est une bataille de longue haleine. Mémorandum bi ñu bëgg a jébbal tey autorités yi xëy na dina nekk un pas pour ñu def la mise en œuvre des recommandations yu génn ci mémorandum bi loolu am nañ ci yaakaar ndax kilifa bi yore wàllu santé il nous a rassuré que moom dina jël ay engagement ñu ngi koy déglu ba xam di seet fan la ñu jëm ak mémorandum boobu. maa ngi leen ko doon junj ci ndorteelu xabaar yi limub xeesalkat yi ci Sénégal dafa yokk ba jégg dayoo daanaka lu ko sabab nag mooy lu ñu dippee hydroquinone ak corticoïde nekk ñaari xeetu took yoo xam ne dafa rax ci diw yi nga xam ne góor ñi ak jigéen ñi kon ñu ngi koy daal di jëfandikoo loolu nag mën na sax indi loraange ci bakkanu askan wi rawatina ki koy jëfandikoo ndax bu dee ëpp na kon mën na faat sa bakkan loolu nag tax ñoom nee nañ kon danañu def seen kéem kattan bu ko defee kon xeex lépp loo xam ne mooy jëm ci wàllu xeesal bu dee mënul dàq ci réew mi ñu daal di wàññeeku Omar Kane ci leeral. soo leen di jënd diw pour yaram pour seen jabar wala seen jëkkër seen rakk wala seen mag bu góor wala bu jigéen wala sax pour yéen ci seen bopp def leen ndànk. xool leen bu baax composition yi ndax am na luñ ci war a moytu rawatina nag ci dosage bi. molécules yi ñu war a invité mooy ay hydroquinone corticoïdes acide kojique bu ñuy dégg temps yi ak glutathion ak yeneen produits mënuñu leen résumer mais le problème bu am mooy tout le temps nuñ koy utiliser ak dosage mooy ñaata moo si am parce que molécules yooyu utiliser nañ ko pour faj. Mais le problème c'est que Sénégal nit yi comme hydroquinone au lieu ñu utiliser maximum 2% dañuy def 30% et produit bi mooy tax day dindi couleur suñu der yi. dosage bu ëpp ci molécule yooyu mën na indi cancer diabète hypertension artérielle
yenn dosage yi sax mën a faat ki koy jëfandikoo. molécule yooyu bu duggee ci sa biir yaram xam nga da nga koy def ci sa der mais der bi ak yaram bi ñoo bokk bu duggee day dem attaquer yeneen molécule wala gis ñeneen comme lu may wax nu muy fonctionner chimie bi day gis keneen ku ko neex mu ne damay ànd ak moom te keneen kooku mooy ci foie bi donc mu attaquer foie bi donc tey gisoo dañuy am diabète yu bëri pression artérielle problème yu bëri comme lu ngay wax day dem ci bébé bi tamit bébé yi duñu mën a dund wala ñu kii donc mun na dem ba sax ba indi ay dee. parce que yenn bactéries yi day def ay choc lu ñuy waxee choc septique donc day tax sa cœur bi arrêté. mu mel ni kuréel yi taxaw ngir xeesal mbir mi dafa ëpp seen loxo bu ñu sukkandikoo ci xayma bu ñu amaloon ci atum 2019 taux de prévalence bi mu ngi toll ci 71%. xeesal nekk tey problème santé publique. Omar Kane ñu ngi koy jaajëfal daal di des ba tey ci wàllu wér-gu-yaram ak weeru octobre bile xam ngeen ne moom la ñu jagleel weer woo xam ne la ñuy xeex li ñuy dippee cancer du col de l'utérus maanaam jàngoro la goo xam ne mooy jàpp butitu njurukaay yi loole nag nañ ci xeex taxaw ci waaye itam ñaax ci soxna yi ngi ñu dem xool kon seen bopp ci lu jëm ci boobu lépp jàngoro ni ki tey kon la ñu doon amal ab ndaje bu yaatu woo xam ne dañ ko daal di amal soxna yi itam daal di fa dem ngir gëstu seen bopp ngir rek mën a wattu ci boobu lépp jàngoro Abdourahmane Li mu ci àndal ci leeral. mu di événement bu am ak teewaayu jigéen yu bëri mu di ay jigéen yu ñëw ngir xamle lu ñu dund ci bile feebar nga xamante ni lu mu faat toll na ci 1,000 ci juróomi at yu ñu génn wante ak ñeneen ñi nga xamante ni dañu ñëw ngir dépistage. dama dégg ñu ne dañuy dépister affaire col de l'utérus cancer bi te baaxul day rey loolu moo tax ma ñëw bi ma ko déggee boobu ba léegi instant bu ne ma déglu rajo seetaan télé mais jour bi mu tey jii moom ma ne tey du ma rëcc loolu moo taxoon ma ñëw xool sama yaram daal xool sama yaram fekkee am naa ko yàlla tere ma faju su ma ko amul tamit ma xool lu koy moytu ma laaj luy tax ba doo ko am ma moytu ko. ngir njiitu Liska Mile loolu day wane rek xamle bi nga xamante ni askan wi xam na ko cancer bu baax ba tax ñu nar si jóg nag même bu fekkee ni radiothérapie Dakar dong la yam. xamal nañ leen lan mooy cancer dindi nañu ragal bi parce que kersa amoon na mais ragal amoon na léegi nag depuis 1er octobre ñu waxee ne chimiothérapie dañ ko yombalal jigéen ñi nga xam ne da ngay faju ci sa chimiothérapie te doo fay dërëm gis nañu ne femmes yi ñëw saytu seen yaram dafa gën a yomb radiothérapie bi yëpp ci Dakar la am Dalal Jàmm am na ñaari appareil yi nga xam ne dañuy bii su liggéeyee bii noppalu hôpital Dantec am benn appareil privé bi tamit am benn appareil. ñu lëngoo ak waa Liska niki ñeenti at ak léegi ñi di waa DP World nar nañu wëyal loole ci ay poñ yu bëri. dañuy définir laata lancement octobre rose bi benn programme de dépistage ci district sanitaire yu Sénégal yu ci mel ni Rufisque Louga Saint-Louis ak Diourbel waaye ren nag ñu ngi ko amal fee ca Podor ak Matam pour former personnel médical yi ngir ñu mën a dépister feebaru cancer bi. ay laaj ak i tontu jugee na ci ñu ñuy dépister jëm ci ñi nga xamante ni ñoo organiser bi leen ndaje mu di campagne boo xamante ni jubluwaay wi moo di xamle askan wi cancer du sein ak bu utérus wante itam def lépp ba yàqute yu muy indi deltu ginnaaw bu baax a baax. Abdourahmane Li di ko gërëm des ba tey mbokk yi ci wàllu wér-gu-yaram ndax xam ngeen ne ñett tout tànk yu ngeen jël kenn kott lañ ci daal di dépisté ci lu jëm ci wàllu sida la ko waral nag mooy seen wayjur yi amuñu jumtuwaay wala boog seen loxo jotul seen gannaaw loolu lépp nag tax ba conseil national de lutte contre le sida maanaam ab kuréel la goo xam ne day xeex jàngoro gi di sida jóg ngir rek fexe jàppale tout tànk yi ñu mën a xool seen yaram waaye tamit mën a dépisté wu ci boobu lépp jàngoro ni ki nag tey lañ ko daal di jëmal ñu teewlu ci docteur Safiatou Thiam mi nga xam ne mooy njiital mooy secrétaire exécutif bu CNLS ay kàddoom ci micro Abdourahmane Li. dañu am benn raaye boo xam ne raaye international la te raaye boobu doo ko jox sa bopp balaa nga koy jot dafa am benn organisation boo xam ne de certificateur Bureau Veritas pour bi mooy ñëw xool ni ngay liggéeyee ba pare gis ne ni ngay liggéeyee teg nga ko ci yoon mu jox la raaye bi donc tey jii personnel bi dañu liggéey pendant at ak genn wàll pour am raaye boobu ma ne nag rafet na ma woo
déjà suñu kilifa yi présenté leen diplôme boobu raaye boobu ba pare expliquer lan moo tax ñu teg ko pour ñun suñu liggéey gën a baax dañu xalaat ni li ñuy jox déjà ci xaalis pour xeex feebaru sida dañuy jooy ne doyul ma ni dëgg la doyul dina continuer xeex pour ñu am lu ëpp ci partenaires yi ci état bi et cetera mais tamit li ñuy yore mu néew mu bare bëgg naa buñ ci doon def benn ñu def ci ñaar. docteur Safiatou Thiam njiital CNLS Boubacar Dieng moo taataan ay kàddoom daal di addu ci leneen ak sommation bi nga xam ne préfet bu Ndakaaru Alioune Badara Samb joxoon na ko ñu yeewoo ca HLM Mariste ci immeuble yi leen ya waaye nag nee nañu kon ñoom noppi nañu kon ngir génn ci kër yi ginnaaw bu waxtaanee seen biir ba noppi waaye tamit nee nañ kon dañu bëgg ñu jox leen app maanaam kon ñu bàyyi leen ñu xool kon ban date dañuy jàpp rek ngir mën fa génn waaye daal nangu gi moom lu am la ñoom nag kon nee nañ kon rafetlu nañu bu baax jéego yi nga xam ne état bu Sénégal def na ko ngir rek yokkul ay ndàmpaay ci nit ak nga xam ne kon fa la war a tuxu wala fa mu war a dëkk loolu lépp daal nañ ko rafetlu waaye nag am na leen ci ponk yoo xam ne des na tey nag faw diisoo am ci ngir saafara mën ci am Mamadou Bipa Sissoko reportage. ñi dëkkee ci immeuble yi nekk HLM Mariste ñi ngi négocier ba tey ginnaaw menace yu ñu amal ngir génne leen ba tey ñoo ngi fa waaye am na lu bees ci mbir mi. ñun mësuñoo bañ ne duñu génn cité bi mësuñu ko bañ bu loolu jàllee dañuy sant tam directeur HLM bi doog a ñëw defagu fi weer nag mais comme ni ma ko waxee moo gaaw ñu gaaw. li nga xam ne depuis 1 an ñu ngi koy négocier nanguwuñu ko moom bi mu ñëwee nangul nañu ko muy yokkal ñu li nga xam ne moom lañ ñu waroon a jox pour ñu faye ko bu ñu génnee cité bi fa ñu jëm taux bi. liggéey yi nag ñoo ngi xaar mu am waaye lu ñuy ñaawlu mooy manipulation bi préfet bi amal jëmale ko ci melokaanu immeuble yi. bi ci war a topp te moo waroon a jiitu mooy ñu ñëw ci cité bi identifier immeuble yi parce que préfet activiste bi il faut mu bàyyi li muy def ñaar fukki immeuble ñoo nekk ci cité bi. lan moo tax mu bëgg a jël benn immeuble képp di ko wane def ko fond ci télé yi def ko page à la une ci journaux yi di ko wane nga xam ne ku ko gis dañ lay yab sax ne la yow fii noo fi mën a dëkkee immeuble boobu dama ne état bi mu yor état immeuble bi ñuy defee point de presse bi yoru ko dañoo bëgg ñu wane mbir yi ni mu demee mooy immeuble yi bokkuñu état bu ñu ne donc boole ñëpp génneendoo ci même jour ñorut xaayut te yàq xaalis bu bari la bu dee ne bëgg nañoo respecter l'argent du contribuable. ci wàllum ndàmpaay yi naam am na ñu ci jot a jël waaye ñoom ñi ngi fësal nu ndàmpaay yi toll. li ñu def it toog naan 250 000 lañ joxe 250 000 bi selon le type d' appartement ñi amoon grand standing F4 boo ko doon wër ci Maris 350 000 mayu la ko donc buñ ko nangoo jël ci 250 000 on est raisonnable ñi nga xam ne ay magasin lañu ak studio am na ci ñoo xam ne 150 000 lañ leen di jox am ñoo xam ne 100 000 francs lañ leen di jox na leere noonu ci bopp nit ñi joxuñu ñëpp ku ne 250 000 liste boobu tam secrétaire général bi di wax ne 150 personnes yi jël nañ demewut noonu locataires yi ñoo dem jël seen i chèque ñi fi dëkkit comme ni ko président Santos waxee am nañ droit jël seen i chèque parce que peut-être gis nañ leneen te yëf yi yàgg na te kenn xamut fu muy mujj. 2004 ba tey ñaar fukki immeuble yu fa SNHLM defaroon juróom-ñaar yi juree nañ fa ñi fa nekkoon li ko waral mooy défaut yi am ci tabax bi. Mamadou Bipa Sissoko di ko gërëm dañuy yokk jéego yi dem ba ca Mbour géej foofee nag ñi yeewoo ci diwaanu Saly mën nañoo nokki ngelawal bànneex ndax jëriñ gu ñu dénk wàllu biir réew mi kaaraange gi Aly Ngouille Ndiaye daal na xamle ni dañ leen tabaxal wala boog sampal leen ab commissariat bu police loolu nag ginnaaw ñàkkub kaaraange gi ëllëgtu ko ci ko askan wi loolu nag moom jëriñ gi moo ko daal di xamle ci assemblée générale ordinaire bi nga xam ne association bi ëmb ñi yëgal ci wàllu administration civile ñoo ko daal di xamle moom nag yokk ñi ci ñaax policiers yi maanaam kon way takk der kaaraange ci yaatal moo xam gendarmerie ak police ngir rek ñu daal di gën a lëkkaloo doon benn ngir rek fexe fàggandiku askan wi ci lépp lu jëm seen wàllu kaaraange ak seen i moomeel ñu teewlu kàddoom Aly Ngouille Ndiaye ci micro Aliou Kane. waaw Saly dana am commissariat de police xaatim nañ kayit bi ba pare donc normalement affectation bi rek moo de bâtiment presque pare na war naa recevoir maire bi semaine bii di ñëw suñu paree rek ñu xool ci fin octobre wala novembre naka la commissariat mën a ñëwee mais du am benn problème ak gendarmerie parce que loolu yàgg na am gendarmerie dañ nekk ci benn territoire à un moment donné bu fekkente ne police war na faa ñëw day ñëw rek ñu xool kenn ku nekk ban zone ngay occupé loolu moo doon bi ci mujj am c'est le cas de Sédhiou donc yàggul noonu.
daal di àddu kon ci wàllu tàggat yaram ak final basket bi nga xam ne maa ngi leen ko junj ci ndorteelu xabaar yi dox diggante AS Ville de Dakar ak Dakar Université Club jongante bi nag ñu ngi koy amale ci stadium Marius Ndiaye waaye nag ci soxna yi la ñaari équipe yooyu nag ñu ngi kon basket jamono ji ku jël nag raw gàddu gi amaana yow yaay wutu ñii di waa Saint-Louis Basket Club ginnaaw ñoom ñi nga xam ne ñoo ko jëloon niki daaw kon mbokk yi. loolee moo laf laajcu xabaaru marax yi sant leen bu baax gërëm leen ci ànd beeg ñun ci ITV gërëm ñëpp ñu jàpp ci xibaar ba mu daal di yemb rédaction bi jox leen dox daje 19h45 ci kàllaama tubaab ak Adama Anouchka Ba ma jox leen dox daje fukki waxtu ak benn ci guddi bu ci lande feeg boobu ngeen wëy di ànd ak suñuy programme ci ITV ndax mbir ngi ci jërë ngeen jëf.